salaamaaleykum sëñ bi mën nañu xam tur beeg sant bi. chef de cabinet du maire. waaw monsieur Ibrahima Magnan bëggoon nañ xam sa impression lan moo xewoon fi tey coow yu bëri dégg nañ bëri na fi daal lan moo fi xewoon exactement lan mooy problème bi. waaw fii nag comme ni nga ko waxee ñu constaté ko aussi coow li bari woon na fi. mais li fi xew en réalité. dafa nekk benn groupe de personnes. ñi nga xam dañoo jógee ci benn parti bi ñuy woowee la République des valeurs. ñoom ñoo ñëwoon ci mairie bi pour un seul et unique but. pour créer indi fi bordel. et li ñu xam loolu nag. parce que ñun aussi on fait de la politique. qui dit la politique dit la prévention. dafa am ñenn ci ñi nga xam ne dañoo nekk ci ñoom. prévenir ñu wala ñu jot seen yenn vocal yoo xam ne ci seen biir lañ koy waxtaane ñu doon wax ni dañuy ñëw mairie bi ànd ak une presse de la place pour ñëw taxaw créer problème créer boucan pour après ñu mën ko wane ci àdduna bi ñu ne commission bi nga xam ne moo nekk ci commune Pikine Nord nekkul commission bu crédible wala nekkul commission bu war a rester fi dañ ko war a génnee li tax nag xam nañ ko parce que problème bi nekkul tey lu commencé c'est la troisième fois répétitive bi ci njëkk li taxoon moo am mooy kenn ci ñoom dafa dajale woon ay certificat de domicile lu toll ci 25 certificat de domicile mu ñëw ci mairie bi pour ut li ñu naan certificat de résidence comme officier bi parfois dafay naaje ñëw ñu ne ko 15 heures nga ñëw jël si ko parce que ki koy jëloon après stagiaire léegi officier bi mu ñëwee mu gis ni lii dalul xelam te benn nit moo ko déposé te Sénégal ratifié na loi bi nga xam ne voté nañ ko mooy sauvegarde des données personnelles mooy que nit ki ay données personnelles am dañ ko war a téyal ko parce que warul am fuite protection boobu des données personnelles mooy war a tax man mi nga xam ni man sama jëmi bopp su ma soxlaa carte d'identité maa koy utal sama bopp su ma soxlaa li ñu naan certificat de résidence maa koy utal sama bopp domicile maa koy utal sama bopp waaye nag su fekkee ni xëy na mënumaa ñëwal sama bopp mën naa yónni nit mu jëlal ma ak carte d'identité léegi nag dañoo toll foo xam ni dañuy woowee li ñuy wax li ñu naan le transfert des votes parce que dañoo toll foo xam ne dañoo teg comité électoral comité électoral boobu moom mooy saytu képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci askan bi ci commune bi mën fi voté fekk laataa ngay bi ñu passé li ñu naan présidentielle 2019 ñu passé ñi nga xam ne jotuñu woon bindu wala ñu bindu ci ginnaaw loolu seen carte d'identité ci ginnaaw dañ cey bind personne non inscrite sur le fichier électoral ñooñu nag dañoo war a seen droit la ñu ñëw fii ñu dugal leen ci liste ci fichier électoral pour que ñu mën a voté ñeneen ñi nekk fii que ça soit les services déconcentrés que ça soit service bu mu mën a doon te taxaw di jàppale état wala taxaw di dox ci lu jëm ci wàllu justice dinañ la saisir beneen bi moom mooy stratégie kenn du ko wax ñun suñuy stratégie xam nañ ko téye nañ ko te dinañ ko doxalee à la lettre fañ ci war a toll rek plan bu mu laaj rek dañ ko sox bu fekkee plan A la laaj ñu nekk ñu ci plan A bu laajee B ñu dem B bu laajee C ñu dem C ba ñoom ñuy xam ni fii seen morom newu fi seen loolu sa dégg ngeen moo sa mot de la fin sama mot de la fin moom mooy ñoom ñu ngi doon def benn genre propagande xam nga ñàkk pexe weesuwul jël oto yàpp ci ay musicien musique di woote loolu sax communication la boo xam ne xëy na ñoom moomuñu man ci sa presse bii laay profiter di lancer un appel à toute la jeunesse de Pikine Nord di leen wax ni képp koo xam ne yaa nga war a bindu demal nga bindu ji képp koo xam ne sa carte d'identité ci ginnaaw dañ cee defal non inscription ñëwal ci commission bi parce que commission bi dafa nekk comité boo xam ni dañ ko teg parti politique yi ci nekk ñëpp nag am ci représentant ba ñooñ di wax ñu am ci représentant léegi nag coow li moom mooy fii am na yeneen parti de l'opposition yu fi nekk dégguñu leen c'est kon loolu mooy wane ni bu fekkee ni ñoom li ñu yuuxu amoon na parti opposition bi dañ leen di fekk si mais ñoom rek ñoo koy yuuxu kon li ñuy wax amul léegi nag appel bi may lancé à la jeunesse nord pikinoise mooy que nañu xam la bonne information nañu xam édile bi fi nekk ci lan lay liggéey nañu xam aussi ñoom projet bi nga xam ne moom lañ leen di présenté ak la nouvelle donne ak la nouvelle promotion bi ñu leen di présenté nañ ko lire bu baax jàppale ki nga xam ne moo fi nekk parce que il est expérimenté à la question parce qu'il a fait des preuves ñu réélire ko léegi nag seuls les tonneaux vides qui font du bruit maanaam bërigo yi nga xam ni defuñu dara ñoom rek def bruit te nag yàlla dafa def ñoom nii lañ mën a mel parce que ki leen jiite dafa dofoon
ñuy faral di wax dof du wér. loolu de say kàddu la sama yos. loolu. li ñuy faral di wax dof du wér. rab yi ñooy jël congé. fi nekk nii nag rab yi dañoo nekk ci ay congé. mais dinañ yeewaat yi. salaamaaleykum ñoo ngi fii ci permanence mën naa République des valeurs muy rêve ci permanence kooku di Lamine Gueye ñu jàkkaarloog ak journaliste bu mag bi kooku di May Faye May na nga def. maa ngi ciy soppe. ñoo ngi lay nuyu bu baax di la remercier aussi tamit bi ngay ñu dàq jël interview bi ci yow May dañ la doon laaj tey coow li nga xam ne amoon na ci diggante République des valeurs ak waa mën naa wax ne waa commune bu Pikine Nord lan moo war a coow li. waaw soppe maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu internet yi. di la remercier ci déplacement bi. di wax ne nag li waral coow bi mën naa ne moo am depuis commission bi. ñu installé ko Pikine Nord ba tey. ñun mënuñoo dem inscrire tranquillement mënuñoo jot résidence tranquillement mënuñoo taxaw ñun ci buntu mairie ba tranquillement fi mu commencé mooy ci domicile yi bu ñu yóbboo dañoo yóbbu 5 domicile bëgg ay résidence ñu ne 15 heures ngeen jël si ko ñeneen yóbbu ku nekk yóbbu ba mu nekk au total 30 domicile nit ñi war a dem jëli ji ko ñu ne leen 15 heures ñu demee 15 heures di ko jëli Axma moom mooy suñu président actuellement fi la nekkul secrétaire général bi bi mu demee woo nit ñi moom loolu dañ ko téye ne ko duñ leen ko jox parce que yéen da ngeen a trafiqué lii lan preuve moo leen wan ni dañu trafiqué document yooyu ñu yoroon ak lan la résidence jotale ak domicile trafiqué la ban preuve lañ ci am si la coow li commencé ñu toj ñoom ñu confisqué papier yi le lundi qui suit ñu suñu coordonnateur ne nañ delluwaat mairie wuti résidence parce que suñu droit la bi ñu ànd ak moom dem ki fa nekk ci biir état civil bi dafa jug taxaw daane ko yaay Lamine Gueye mu ne ko waaw preuve yëpp mi ngi suñu téléphone yi mu ne ko waaw mu ne ko officier d' état civil bi Pa Samba Sow dane ma boo ñëwee bu ma la jox résidence ah bon waaw déjà cuune weesuwul ñu jox la ay instruction nga wax ko ki mu concerné loolu seen cuune la même bu fekkee ni sax loolu lañ ko sant mënoon na bloqué kayit bi sax mu gën a yomb ñuy dawloo Lamine mais nga wax ko nii face à face coow li commencé fekk ay sugu mën naa koo nommer nekkoon ci centre commercial bi teg ko fi dara ñu dàq ko mu dem mairie andi ay nervis ñu ñuy attaqué ci kanamu préfet ak commandant ñu coow préfet convoqué Lamine ci bureau waxtaan ak moom ne ko désormais day leen ñëw préfecture ma leen di defal ay résidence Lamine ne ko préfet ñi dëkk Pikine Nord mairie bi lañ gën a miin ko sous préfecture jóge ba Pikine Nord dem sous préfecture day xaw a metti Lamine ne ko d'accord naa ñu ngi mu maye ba tey da koy maye te incha allah rabbi Amadou Diarra il va dégager de la commune 2 fois la fi nekk 7 ans yi mu toog nii def na 7 ans 5 ans la woon 7 ans yi 0 réalisation bilan bu gën a négatif gën a pire Amadou Diarra amul sax pour taxaw di wax dara il se permet muy génn naan dugg leen wala ku leen laaj def leen ko nangam ak nangam moom waru woon comporter comme un leader mais cuune ñàkk jom ñàkk xel tax na ngay taxaw di xeexloo say nit wala nga leen di baareloo di jël ay barre de fer en tant que maire moom du royukaay nee na dangil na ci politique ñun ay nouveau nee lañu 22 ans la def ci nguur tekkiwul dara biir Pikine Nord ñun 2017 lañ démarré lii mun am ren Amadou Diarra mosu koo am ci benn élection opposition dëgg Amadou Diarra mu ngi koy soog a gis te nag dina am lu ko metti foog ñu woo rek dinañ ko wuyu ji te nag wax na yokk préfet wax na yokk président Sénat wax na yokk préfecture ñi fa war a waxal préfet ñëpp commissaire interpellé nañ ko ak commandant léegi donc nag li des mooy autorité département de Pikine nañu jël seen responsabilité suñ ko deful ñun on va se faire justice par nous-mêmes te duñu téye ëllëg si bi bu fi nit deewee seen responsabilité la les autorités du département de Pikine wax nañ ñoo ñi ñu war a waxal ñëpp kon nañu wax ak nit ñi commission bi nañ ko délocaliser biir Pikine Nord seen njuut njaay magu yi ñuy def yëpp lañ bëgg ñu arrêté ko trop nag c'est trop dootuñu leen may dara c'est fini. mais maintenant vous comptez faire quoi lan ngeen ban stratégie ngeen mën a def pour contrer tamit ñii parce que ñoom tamit comme ñoom ñu ngi nekk sur la défensive vous comptez faire quoi exactement. pour le moment nii. benn lenn lañ wax dox sax stratégie mooy 24 heures lañ leen may ni ma ko waxee ñëpp. commission yi bu ñu ko fa jëleewul. dinañu ànd ak suñuy nit yóbbu leen ñu bind fu mu yem neex fu mu ñu woo ñu fekk si leen. le reste nag
dañoo am kilifa. muy le coordonnateur de la République des valeurs ici à Pikine. muy Lamine Gueye. di jox ko cër lool. ku ne xam ne dafa yaru. def fi dara de nit ñi bilan lañ ko waroon a wax. nit ñi dañ naan Lamine ana bilan am du bilan programme lañ ko waroon a laaj. mais Lamine actuellement bilan lay def. 2017 ak léegi li mu fi def Amadou Diarra mu ñàkk jom mi defu ko fi. ñun bilan lañu am te toogaguñ ci mairie bi. lu ne lañ fi def bàyyiwuñ éducation bàyyiwuñ santé bàyyiwuñ environnement. jéem na jéem côté bu ne xamul lu ñuy ay waxtaanam sax day toog naan booy bi moo ko sonal ba mu daw làqatu ji si Macky Sall jaay ngoram jaay deretam ndax 15 millions yoo xam ne ay fan nga si teg ay giir mu jeex tàkk. est-ce que loolu jar na ko est-ce que war na trahir Pikine Nord ñu ko voteel est-ce que loolu yoon la Amadou Diarra booy boo nga def wax metti Lamine ne ko d'accord naa ñu ñenn ñi di ñëw mais ñi ci des mairie la ñuy dem ñu d'accord loolu commencé dem ba décret wàcc ñuy dem tranquillement finalement pour bëgg ñoo bloqué ñu ne léegi commission bi ab les après-midi 15 personnes lay jël mais suñu jëlee 15 personnes ñu ne dañuy ñibbi 15 personnes yooyu nekkate suñu leen jëlee ñoom dañuy wàccee ñeneen ci kaw di leen inscrire ñun suñu représentant bi ñu signalé loolu ñu ne dañuy ànd ak suñu ni toog ci buntu ba ku ci ñëw dangay toog ba commission bi wàcc ba ki ñu représenté du génn ñun ñu soog a ñibbi pour dàq ñu foofu ñu provoqué waat ñu histoire bañ coow ñu tere ñu fa dootuñu dem mais ñun en tant que parti légalement constitué am nañu droit suñuy nit war a bindu ngeen jëli leen seen kër yi ak seeni oto Weuz loolu la def tey Ousseynou Ndiaye la tudd ñëpp Weuz lañ ko xamee bi mu demee tey wàcce ñaari maire yi ne la maa ngi ci syndicat bi di leen xaar toog ci suuf bi mu toogee le chef de protocole du maire Boubacar Sall moom moo ñëw ak barre de fer am bi mu ko koy doon nit ñi yuuxu mu baaree loxoom mu dal ko ci loxoom ban bi mu toogoon moom la ko dóor ci kanam bakkan bi dafa damm loolu médecins yi ñoo ko constaté wax ñu ko mu dem Kantiara ñu yebal ko Fann actuellement mi ngi Fann mais loolu pour lan ba Fann ana lan mooy nayu bind ñu ne la doo bind problème bi loolu la daal loolu la parce que man sànq maa ngi doon wax ak kii muy directeur cabinet du maire Amadou Diarra nee na yéen da ngeen di def transfert vote ñoom dañoo dem a dem ba xam ne yéen am nga fraude bi nga xam te yéen a ngi koy def te ñoom liñ naan ñoom ñoo leen jiitu si terrain bi xam nañ bépp mébét bi nga xam ne lu ngeen def rek ñoom xam nañ ko stratégie bu ngeen teg rek ñoom xam nañ ko nee na loolu waral cool te yéen a ñëw assiéger seen commune te nee neen commune bi institution la nekkul lu nga xam ne du propriétaire wu Amadou le maire Amadou Diarra kon institution la amul leen droit nee na ñoo assiéger seen commune nee na yéen a ñëw song si leen moom loolu la wax prétexte nee na yéen da ngeen di def maanaam fraude ba ñu découvrir fraude yooyu léegi yow loolu loo si mën la da fraude yi ça s'avère information yi ça s'avère être vrai ou pas soppe yow ku xam Lamine Gueye xam ne Lamine Gueye ñi muy àndal ñëpp ay jeunes lañ ñi ci mat a voté bariwul sama genre gi la le reste yëpp ay primo votant lañ ñi ci am carte d'identité bi nga ko amee yàggul ci 2-3 mois lay yem te ku ne xam na ne bi commission carte d'identité yi bindu bi jeexee police nga mën a dem te ku dem police pour jot carte d'identité ci ginnaaw lañ lay bindal personne non inscrite sur le fichier électoral ñu bindu ci ginnaaw loolu seen carte d'identité ci ginnaaw dañ cee bind personne non inscrite sur le fichier électoral ñooñu nag dañoo war a seen droit la ñu ñëw fii ñu dugal leen ci liste ci fichier électoral pour que ñu mën a voter ñeneen ñi mooy comme par exemple su ma jëlee exemple ci man ma dëkkoon Djiddah Thiaroye Kaw ñëw dëkk ci Pikine Nord fekk ma doon voter benn école ci Djiddah Thiaroye Kaw léegi dëkk naa Pikine Nord donc damaa war a transférer sama lieu de vote ñooñu tamit dañuy ñëw fii transférer seen lieu de vote ñu gis ni ñoom fi nga xam ne foofu lañ nekk moom mooy République des valeurs te ñëpp xam nañu République des valeurs ci ki nga xam ne moo leen diriger moom moo yor département bi mu yor xam nañ ne amuñu fenn force te suñ demee élection à des forces éparpillées du ñu am dara léegi nag ñoom seen xel lu mu leen may mooy nañu dajalee seen force yi nekk ci département bi ci benn commune donc proportionnellement day nekk ki nga xam ne moo diriger département bi dëkk ci commune boobu kon foofu la ñuy dem léegi ñooñu ñu jël nag ñoom la ñuy jéem a defal li ñuy wax transfert de vote ñun aussi ñu am suñu mat goo xam ne ku dëkkul ci commune bi duñu nangu ñu lay defal li ñuy wax transfert de vote parce que sax tricherie weesuwul yow nga ne da ngaa bëgg ñu fal la maire waa gox ba faluñu la donc tricherie weesuwul loolu ñoom nag
bi ñu defee loolu créé boucan boucan bi ñu créé moom mooy dañoo ñeneen dañoo ñëw fii pour am certificat de résidence ñu bañ leen ko jox te fekk loolu amul léegi nag bu coow li amee préfet ñëw woote ne leen bu fekkee ni nii la demee te yéen da ngeen soxla ay certificat de résidence ngeen jàpp ni commune daf leen ko bañal su ngeen ñëwee ci man fee ci sous préfecture ngeen andi seen certificat de domicile man dinaa enquête ba xam ni lii war nañ leen defal certificat de résidence ñu defaral leen ñu bàyyi fi mairie bi di dem ci sous préfecture bi ñuy dem ci sous préfecture sous préfet di leen jox ay certificat de résidence ñuy ñëw di bindu waaye nag dafa def ni la ñu amoon dañ koo bind ba jeexal ba ñu bindee li ñuy bind ba jeexal gisatuñu issue xam ne la ñu bind mënul gagné commune bi léegi nag lu ñu def moom mooy jël seen dictaphone loué seen oto di dugg ci commune bi di woote naan kaa leen bindu ba xam nga ni kon ñooñu jaaxle dikkal na leen waaye li ci gën a yéeme moom mooy bi ñu demee daal ba xam ni daal pexe jeex na dañ toog seen groupe WhatsApp ne léegi nag comme pexe jeex na nañu fexe ñu déloger ji li nga xam ne moom mooy comité électoral am na benn site bi àndoon ak ñoom boo xoolee li mu titré mooy waa République des Valeurs nee nañ dañu dem assiéger ji bu ñu dem assiéger ji dafa doon fekk ñuy assiéger ñi nga xam ne xëy na dañ leen ëpp doole wala ñu ëpp leen fit wala ñu ëpp leen engagement wala ñu gën leen xam politique wala ñu gën leen xam fi ñu jëm te yooyu yëpp dafa fekk ni dajewul bu dee fit ñoo leen ko ëpp bu dee fulla ñoo leen ko ëpp bu dee taxaw jaay suñu bakkan ñoo leen ko ëpp bu dee bëgg commune bi buñ ko bëgg bu ñu dem assiéger dafa doon fekk ñuy assiéger ñi nga xam ne xëy na dañ leen ëpp doole wala ñu ëpp leen fit wala ñu ëpp leen engagement wala ñu gën leen xam politique wala ñu gën leen xam fi ñu jëm te yooyu yëpp dafa fekk ni dajewul bu dee fit ñoo leen ko ëpp bu dee fulla ñoo leen ko ëpp bu dee taxaw jaay suñu bakkan ñoo leen ko ëpp bu dee bëgg commune bi buñ ko bëggee benn ñun bëgg nañ ko téeméer ba lu mu leen jaral pour ñoom ñu gagné commune dañuy jaral junni pour ñoom ñu ñàkk commune bi waaye nag fi muy commencé moom mooy mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam dëgg la sax seen loxo du jug ba ñuy mbéj waaye ñun ñoo leen dul may lool ndax fii ñu jëm ak li nga xam ne moom lañ teg comme dispositif ci côté yëpp nag parce que utiliser nañ le plan professionnel dégguñu ñu utiliser le plan démocrate mooy ku fi am soxna nga ñëw ci administration bi dégguñu utiliser nañ le plan diplomate mooy ñu naxtaan ak ñoom ba xëy na bu bañ a am problème dégguñu ñu fi ñuy woo nag dañ leen fa gën a yaaxamte parce que dañoo gëj a yëngu am nañu ko fi ñam ci suba mu metti ci ñoom lool dem nañ waaye may wax ci ñoom ñi des ku ci bëgg ñam li kooku ñam nañu dëggal seen bopp ñam bu ñu ñëwee nañu fekk loolu fekk lu fi ëpp lool problème bi lii la beneen wax bu dul lii loo dégg feneen wala lu keneen gis feneen du dëgg feey mooy nii ma la ko commencé le du début mais monsieur le maire yow fan nga sukkandikoo ni ñoom dañuy def transfert vote boobu fan nga sukkandikoo si fan ban information nga am ni ñoom dañuy def transfert vote xam nga ñun dañoo yàgg politique te wax dëgg yàlla suñu caay-caay politique may nañ ñu intégré leen te yëguñu ñoo ngi ci seen groupe WhatsApp te la ñuy waxtaanee ñu ngi koy jot loolu benn la beneen preuve yi nga xam ne moom mooy ñëw fi léegi sa kanam am na fi coow li fi ñëw ñi fi jógee fan lañ jógee Kër Massar nee nañ diw moo leen wax nañ ñëw bindu si kon donc ay preuve duñ ko jeexal mais nag ñun dañoo mat suñu matu bopp ba loo xam ne dañ ko war a lijjanti ñun ñoo koy lijjanti loo xam ne autorité administrative yi ñoo ko war a lijjanti ñu jox leen ko waaye duñu nangu gis nga rëdd bii nii kenn di fi dugg di fi créer benn bordel ku ko fi créer ñu nàcc sa kaw mais actuellement ban stratégie ngeen fas yéene teg pour éviter pareillement genre situation yi ni mel bu bañati fee am ban stratégie ngeen fas yéene teg da ngeen di porter plainte wala da ngeen di seeti autorité yi nga xam ne hiérarchie yi nga xam ne tey jii le préfet ou bien le sous-préfet wala le commissaire wala même au présidence de la République s'il le faut la ngeen def la ngeen fas yéene def lépp lu ñu yoon may ñu war ko def dinañ ko def bépp autorité bu nekk fii que ça soit les services déconcentrés Pikine noonu ñu ko voteel est-ce que loolu yoon la Amadou Diarra booy ba nga def loo mën Amadou Diarra booy ba nga woote parti bi nga àndal na président Macky Sall ñëw dooleel la gën na dooleel duñu tee def li ñu bëgg a def duñu tee voté duñu tee campagne duñu tee dem ci commission bi inscrire te nag duñ ci daw yotaa li ñu yoon may lañuy def comme nag yoon dafa taxaw di seetaan ñun dinañ fajal suñu bopp fu mu yem daal di neex te fu ñu woo dinañu wuyu 24 heures lañ leen may commission bu fa jugul
dinañ demaat mairie li ñuy jaay dinañ ko jënd ba mu saf fa fu mu yem daal di neex. sa mot de la fin looy tàggu. moo di rek que ni ñu comprendre quelque chose mu di ñun demuñu mairie pour xeex demuñu pour indi violence déedéet mais dañoo dem ngir poqati suñu droit mooy ànd ak suñu nit ñu bindu commission bi parti politique bu ne dafa am représentant ñun dañ fa am représentant benn agent mairie amul droit di rôder autour de la commission c'est illégal même si le président du SEDA yëg na ko il devait interpeller les autorités pour ñu jóge fa comme que ñoom defuñu ko kon nag ñun à notre niveau dinañ def li nga xamante ni moom la ñu arrangé may wax leneen waa Pikine ñëpp laay waxal Lamine Gueye ñi mu àndal ñëpp ce sont des personnes responsables ku ci yorul sa bac yaa nga université di jàngi ku si yorul sa liggéey yaa nga dem feneen di daan sa doole ngir am as tuut xeexuñu xuloowuñu moi qui vous parle je suis journaliste dama yor samay diplôme xaarama ko ci kenn kon tey jii bu ñu gisee dara ñu gis koo xamante ni mën na changer la donne dañu dem ànd ak moom moo tax ma simi sama casquette ngir ànd ak moom ànd na yow Lamine Gueye toon rek maa ci feeñ de ci sama ngeen wet sax laa bu ma wax sama ginnaaw sama wet y a d'autres jeunes prêts à tout pour jëlee fi lii y a d'autres jeunes yoo xamante ni teg seen bakkan ci tali bi moo leen gënal ñuy votelaat le maire Amadou Diarra gisagul dara de incha allah le jour des élections locales dinañ woowaat presse bi defaat déclaration gañe ko gañe bu leer naññi jël buñ dul werante incha allah lu leer naññi parce que nag tiit dong moo tax muy def lii te incha allah dinañ xam ne li delloo ñu ginnaaw. incha allah merci beaucoup Mbaye Faye merci ma soeur merci. le reste yëpp ay primo votant lañ. ñi ci am carte d'identité. mi ngi ko amee yàggul ci 2-3 mois lay yem. te ku ne xam na ne bi commission carte d'identité yi bindu bi. jeexee. police nga mën a dem. te ku dem police pour jot carte d'identité. ci ginnaaw lañ lay bindal personne non inscrite sur le fichier électoral. ñoom loolu bi ñu ko defee. ñu wutal leen seen kii am ñu droit dem bindu ji. loolu transfert la. Amadou Diarra en personne. mooy jéem a dox ci maayinu nit ñi moo ñu jiitu de nee na dàngin la ci politique. waaye ñun ñu ngi soog a judd ci politique. ay nouveau-né lañ. stratégie bu mu teg dañ koy dindi. looloo ko jaaxal. nee na dañuy jëlee ay nit ba Tivaouane nag ginnaaw raay. commission bi wala ñi defar résidence. wala sous préfecture. nañu confirmer ndax ñun am nañu papier bu jógee Tivaouane wala ginnaaw raay amut. benn exemple laa joxe. suñu benn militante elle s'appelle Mamy Tunkara. ginnaaw raay. lañ sànni moom bureau de vote am Daaru Xuddoos la dëkk. ndax si adresse am Daaru Xuddoos la wax. ñu foog ne Daaru la dëkk ku ne xam na ni Pikine Ouest am na Daaru. te yeneen Daaru am na fu ne. ñu sànni ko ginnaaw raay ci présidentielle yi. kooku warul def transfert ñëwaat Pikine Nord am na ci droit wala amu ci droit kenn nit kooku la ñu am. li jaaxal Amadou Diarra mooy. ñi ñëw di bindu si fan la ñu jógee ñëpp biir Pikine Nord la ñu jógee ay xale yu tuuti lañu. su ma jotoon am na ku ma envoyé léegi benn résidence ma ko jotoon wan la. 2002 la judd. am na koo xam ne 2000 cas yooyu rek lañ am. ñooñu dañ leen gunge ñu wut këyit Amadou Diarra lan la bëgg su yoon defoon lii yoon. Amadou Diarra bu ñuy teg commission la warul sax nekk ci mairie ba ndax mandaam dafa jeex nul qu'il est ignorant qu'il est dafa jàpp ne mën na politique du tous day sóob mënul politique. caay-caay la ak napp nit ñi. ñu ragal ko li mu gis tey mosu koo gis dafa jommi. li gën a garaaw la première adjointe jël na otom di wër délégué de quartier yi ku mel ni Demba Thiam moo taxaw ne ku àndul ak Amadou Diarra duma la jox domicile loolu yoon la ñaaña ne leen ku fi ñëw bu leen ko jox domicile ñoom ñoom moom chef de quartier yi ma foog ne chef de quartier yi ci état lañ sukkandiku ban droit la ci am bay bloqué domicile yi. daa am chef de quartier bu bloqué ay domicile. mi ngi tudd Demba Thiam. ban quartier. quartier bii robinet till fi ñu koñu permanence bi. waaw comme bi stoppaat en face école 5. waaw koñ ba ñoo génnoon jour boobu di jotee ak moom moo tax jour boobu suñu nit ñi fa demoon ñu bindal leen. mën nga fa dem boo paree xool ko Demba Thiam la tudd. Demba mu ne man Diarra laa àndal fii kër Diarra la ku àndul ak Diarra duma